télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi ci TFM li ci gën a fës bokk na ci jëyee ji amoon fële ca diwaanu Casamance ci fi nga xamante ne ji moo di Kadiandou ci diwaanu Bignona la nekk di ay nit yu jógi woon ci ndel ñu bari ñàkk ci seen bakkan ñi ci jëlee gaañu seen lim toll ci juróom-ñaar ña nga ñu rawale ci l'hôpital seeni mbokk yëkkati seen kaddu di sàkku ci ñu taxawu leen ba daal ñu seet nu ñu génnee ca boobu l'hôpital accident bu metti bi nga xamante ne ji kon moo am fële ca fi nga xamante ne ji moo di ñu yëngu kon ci wàllu mbalit mi di concessionnaire mbalit yi dañuy dikk ak géréw bi ñu fas yéene amal mu di géréw boo xamante ne ji altine ji di ñëw lañ ko bëgg a amal tey ji lañ doon janoo ak taskatu xabaar yi la tax bokk na ci di sikkimu état bu Sénégal ngir juróom-ñaari milliards yoo xamante ne ji kon daf leen ko amel leneen ci wàllu xibaar ñeel FESPACO di festival bi ñu jagle wala boog ñu wax ci xaj yi nga xamante ne ji ñoo am fële ca diwaanu Thiès ak ni ñuy sonalee askan wi di leen sonal guddeeg bëccëg loole kon daf leen a indil ay jafe-jafe te ñaare li muy jur ci ay loraange ak wér-gu-yaram bari na lool tax kilifa yi yëkkati seen kàddu di sàkku ñu gën cee taxaw bu baax a baax junj naa ko sànq mu di FESPACO ba ñuy amal fële ca Burkina Faso ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bi dinañ ci dellu siwaat ci xibaar yi mujj jëm foofe waaye dinañ leen xamale ak benn doomu Sénégal bu ràññeeku ci xew-xew boobee mu di Mamadou Dia ab réalisateur la moo def film bi nga xamante ne ji moo di Banu Nafi di le père de Nafi maanaam bàyyi na fi moom cinéaste boobee di Mamadou Dia mooy kan Fatidien di leen gën a xamale ak moom ci xibaaru timis yi mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ngeen taaxilu ñu faram-fàcceel leen ko. ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média ni ñu ko ñu jëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yaataloo xibaar yi doore ko ak ndell di mine bi nga xamante ne ji kalaate na keroog ajjuma ca Kadiandou nekk ca Bignona oto bu jógi ci mine ba juróom benn doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ñi ci jëlee ay gaañu ne ñu juróom la lim ba ëpp na juróom-ñaar la ña nga kon ñu rawale ci l'hôpital seen mbokk yëkkati seen kàddu di sàkku ci état bi ñu daal di leen di taxawu daal ci seen wàllu wér-gu-yaram ki wax ci seen kàddu Vieux Bodian lay wuyoo dañu koy déglu ak Boubacar Diassi. ñeent ca juróom-ñaari nit yu ci jëlee ay gaañu ñoo ngi leen di jàpp fii ci urgence bu hôpital régional bu Ziguinchor ñu fekk ci biir accompagnant. après ñun fu ñu toogu noonu di commencé bala waxtaan rek ñu dégg bruit bi si biir bruit bi bon ñu toog ñeneen di waa militaire yi ñeneen non bruit bi du militaire. léegi kenn xamul lal day jékki-jékki ñaari booy yi daw si di ñëw ñu ne daw leen fa bu ñu dawee fekk accident bi am waaw 5 yi moom si lëkku la ñuy fekk ñu. bii la témoin mu nekk it ab mbokk ci ñi ci ñàkk seen bakkan di tàllal loxo képp kuy autorité. parce que ñun tey bokk nañ Sénégal lu mënta doon bokk nañ Sénégal kon lu dal si man Sénégal la parce que lii moom du waa Kandiaaju rek képp ku du xam te ne yaa ngi dund nga xam ne daal bakkan lu mu foore affaire bi daal. c'est normal pour état bi tam compagnie si côté boobu boo xamante ne daal suñu. lu ëpp fukki doomu aadama ñoo bokk ci biir accident juróom-benn ci ñoom daal di ñàkk seeni bakkan juróom-ñaar jëlee ci ay gaañu waaye it moo am ñaari rescapé. wax ci accident bi nga xam ne moo am démb ci diggante Pal ak Fass ñaari doomi aadama ñoo ca ñàkk seen bakkan fii saa si accident bi ay boori 4h30 ci suba gi ca la am loolee nag nee nañu daal ci diggante benn bus ak benn Watab 406 ci la accident bi amee adjudant Biram Kayre bu 51e compagnie bu sapeur pompier di sàkku ci chauffeur si ñuy ànd ak daal di gën a daw ndànk rawatina jamonoy guddi gi ndax tali bi day desee wóor ñu ànd ci ak Ousseynou Diop. accident bi métti lool benn oto 406 DK 041 AG ak benn bus ZG 2480C ñu daal di mbëkkanti ci booru 4 heures du matin ñaari nit nag ñoo ci mujj ñàkk seeni bakkan. ñaari victimes yëpp ñu ngi woon ci particulier bi malheureusement les deux victimes là dañoo mujjee ñàkk seen bakkan acheminé leen vers la morgue régionale de Saint-Louis. choc bi lu tax mu metti mooy dañu dalante oto bu ndaw bi sax ci suufu bus bi lañ ko mujjee génnee. ñu toog ay waxtu ngir mën a génne nag chauffeur bi ci oto 406 bi. c'est-à-dire on a pu employer beaucoup de moyens et y avait beaucoup de difficultés par la suite la ñu wax ne VCR Louga bi moo ñëw jàppale. waaw chauffeur bi ak beneen victime bi yëpp bi nekkoon ci particulier bi dañoo coincé woon ci particulier parce que choc frontal la
bus bi daf ko jël traîner ko lu mat ay 150 mètres. ñoom sax ñu ngay ñaan chauffeur yi ñuy daw ndànk di dal ndànk. damay ñaax nag gars yi conducteurs yi surtout guddi bi ak fajar bi ñuy daw ndànk parce que route bi day comme tali bi dafa neex en plus y a moyen de visibilité nañ di daw ndànk. ñaar ñi nekkoon ci oto 406 bi ñoom ñaar ñëpp dañu mujj faatu ñu yóbbu leen ca morgue bu hôpital régional bu Ndar. altine ji di ñëw concessionnaire yëngu ci wàllu nettoiement ab geraw la ñu fas yéene amal li tax moo di bor bu ñu leen amel mu toll ci juróom-ñaari milliards ñoom ñi nga xam ne ñooy borom wata yi an mbalit mi gis ne daal jot na ñu daal di koy wàccoo ci yooyu la jamono it UCG nangu na ne amel nañu concessionnaire yi xaalis waaye lu mu ci mën di am daal toog waxtaan ba am ci saafara mooy li gën di sóobu ci gerew akub defante tey jii lañ doon amal ab janook taskatu xabaar yi Abi Faye lañ ci yàndal. xar kanamu Dakar bu yàggut dara léegi mu coppi ndax ay mbalit lu ko waral bokk na ci ñoom ñi ñu dénk faruk mbalit gi fii ci mim réew ñu ne dañuy bank seen yoxo dem grève. léegi nag dugg nañ 7 mois yoo xam ne fayuñu ñu ko yoo xam ne dërëm dugg ci te li jiitu loolu am na ay factures antérieures yu jiitu woon 7 mois yoo xam ne ay acompte la ñu doon jox ay pourcentage waaye nag dans l'impossible nul n'est tenu actuellement dem nañ ba suñ suturaa ngi sàggeeku 15 jours ngi ne ni yuuxu kenn faaliwunu moo tax daal actuellement dañoo toogoon waxtaan pour jéem a taxawal oto yi ndax amatul luñ ci def. ci de lundi incha allah danañu commencé taxawal oto yi. jàpp tam ni li ñu gënal mooy mu nekk une solution collective parce que bëgguñu am aussi benn compromission maanaam jàppale diw bàyyi diw loolu aussi jeex na fi pour ñu am une solution collective pour que ñoom ñëpp ñu mën ci gis seen bopp. donc vraiment je les appelle encore à plus de responsabilité di leen ñaan ñu jéem a téye système bi. UCG moom yëgle ne ameel nañ leen koppar. waaye li ci ëpp solo rek moo di ñu pencoo ngir mën a am ay pexe yoo xamante ni des nañ ci mën a saafaraal jafe-jafe yi. waaw waxtaan aussi dañuy wax dëgg amel nañ leen loo xam ni romb na juróomi milliards mais loolu du lu bees ci profession bi ndax régulièrement dañ leen di amel xaalis bu ñu jotee suñu budget ñu fay leen ñu continuer boo xoolee sax ci bépp relation économique wala entreprise boo xam ne day liggéey souvent dafay utiliser li tubaab di wax levier de financement maanaam lépp ci banque. wala lépp crédit fournisseur def business am après bu ñu ko fayee mu fay fournisseur yi. waral na faaw rek ñu dakkal lii di foruk mbalit mi fii ci biir Dakar ndax mooy li gën ca ñoom. ku dem ba xamatoo foo jëm yuuxu nan ba tàyyi gisuñu ko nu mën a waxtaan ak moom mënuñu koo def moo tax nu ne tey danañu jéem a xool nag naka la ñuy defee pour taxawal oto yi parce que actuellement mënatunoo dem. day wax ni du menace mais responsabilité la. bu jaree man ma yéeg ci oto mbalit dawal ko pour jël mbalit ni dinaa ko def parce que li nga xam ni moom lañ ma dénk dama koy téye ak fulla ak fayda loolu tax na aussi ñun ñi ngi réfléchir ci ay yeneen plan alternatif plan B plan C plan D ba xam ni lépp loo xam daal mën nañ ko convoquer comme moyen bu dee am na sénégalais yoo xam ni aussi am nañ ay jumtukaay dinañ ko utiliser. ñoom ñi di ca liggéey ne duñu bàyyi benn yoon taxaw nañu tëmb lëkkaloo ci benn collectif wax ne ñoom seen muñukaay jeex na seen i jafe-jafe koppar bëri na lool. Ouest Foire nekk ci commune bu Yoff askan wa fay yeewoo nokkiwaat nañu mbégte la ñu am sabab li moo di démb ci guddi ay kilifa fa dem ànd ak ñi nga xamante ne ji daal dañuy yëngu ci wàllu désencombrement seet koñ yi nga xamante ne ji nekk nañ fa ci anam wu jéggi dayo ñu seet nañu ko dindee askan wa rafetlu ko bu baax a baax dañu ci ànd ak Marcel Farba Maroun. ay tracteur ak i camion ay agent yuy toppatoo seetal waa gendarmerie population yi fii ci koñ bu nekk Ouest Foire ci commune Yoff ñëpp àndandoo doon benn ngir mën a fexe ba bokk ci opération désencombrement boobu lay bërëb balaa nag muy daal di am kilifa yi daal di jël seeni matuwaay. gaa commencé woon nañ ko Médina def ko Patte d'Oie waaye après événement yu bëri xew fii ñu ne nañ ko xaarandi ñu def ndànk waxtaan ak population yi am jotu waxtaan ak ñëpp waxtaan ak préfet yi waxtaan ak gouverneur waxtaan ak sous préfet yi lii war a am yëpp ñu amale ko balaa ñu leen di parce que jëguñu rek ci guddi gi ñëw rek ne dañ leen di déguerpir déedéet dafa am yoon yu ñu jaar ba àgg fii tey mais liñ àgg au delà mu nekk ndigalu président de la république dafa nekk aussi suñu liggéey ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique loolu liggéeyam la pour mu veiller sur le cadre bi ñu jàpp ne lii warul nekk rek ñun tamit suñu liggéey kese population yi fi dëkk ñoo ci war a gën a yelloo moo tax ma félicité collectif bu nga xam ne dañ ñoo bindoon lettre wax ñu situation bi fi nekk ñaan ñu jàppale leen pour que mu deñ fi. objectifu désencombrement bi ñu daal di def démb dëddi rek ngir fexe ba Ouest Foire mën a am dëkkuwaay ci ni mu gën a baaxee li di mel nag ñu koy nar a yaatal ci biir réew mi. mbir mi fii si Yoff yamul rek si Ouest Foire au niveau de Nord Foire boo demee di nga fa fekk la même chose au niveau de Ouest Foire si biir booru aéroport
on a effectivement la même situation. Donc loolu gëm naa ne monsieur le ministre intégré na ko ci son plan parce que dégg naa ko tam mu wax loo xamante ne lu am solo la pour Dakar mooy que ne non seulement donc du ñu yem Yoff mais ci biir Yoff danañ ko engagé mais yeneen commune Dakar yi am problème yu mel nii aussi dañ leen donc song pour mën a régler problème bi. askan bi fi ne nag di rafetlu bu baax opération bi ni mel. métti na mais yoon la daal parce que dëkk nag day am règlement day am foo xam dëgg-dëgg comme Ouest Foire maa ngi ci bëgg a waxaat sax Ouest Foire amul marché amul école. amul centre aéré amul dara vraiment c'est un quartier délaissé. kontaan parce que loo xam ne la ñetti at ñu ngi ciy xeex ba juróomi at ñu ngi ciy xeex di ko seet parce que cadre de vie doomu aadama dafa am solo moo tax waa quartier Ouest Foire tey kontaante bi ñu kontaante su ma yemoo ne ba ñu sancee Ouest Foire ba léegi ñu ngi koy doog a kontaan. Sénégal du réew mu rëy ndaw na neex naa defar nañ ko setal ñëpp am jàmm ba pare ñu recommencé waat set setal yi ñu doon def ci koñ yi ak ci quartier yi ASC yi nawetaan defaraat set setal koñ yi set. ñuy fàttali ne opération désencombrement bi ba muy am jëwriñ bu ñu dénk wàllu urbanisme logement ak hygiène publique mi di Abdoulaye Seydou Sow ak maire Yoff mi di Abdoulaye Diouf Sarr ñoo ko jiite woon opération bi daal di tàmbali ci siège u fédération sénégalaise de football. bàyyee ko Ndakaaru wutali Kees foofee askan moom ay xajaleen sonal daanaka nee nañu atum 2021 gi ñu nekk lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay doomi aadama yu xaaj matt jot nañ leen fa wàññi ñi ñu gën a sonal nag ñoo di gune yi ndax ñoom mënuñu di défendre seen bopp loolee tax service d'hygiène ba ca diwaanu Kees ci kàddu capitaine Idrissa Ndiaye chef brigade régionale service d'hygiène bu Thiès ak i agent di amal campagne ngir yee askan wi ngir ñu xam nu ñu gën a mën a moytoo xaj ak matt itam ndax daal ay loraange rek li jur ñu ànd ci ak Cheikh Anta Diop. ñu gis ne xaj yi taxawaalu ci mbedd mi tey matt askan wi bari nañu lool fii ci diwaanu Thiès ci quartier yu bëri mu jur nag loraange bu baax ci askan wi rawatina ci tout tànk yi. mu nekk loo xam ne gis nañ ko nemmeeku nañ ko ci biir Thiès fii bari na fi lool donc parce que atum 2020 bi su lu ñu nemmeeku ci suñu kayit yu ñu yore yi fii dem nañ ba téeméeru matt ak ñaar fukk ak juróom benn at bi aussi dafa mel ni ci loolu lañ jëm. parce que nemmeeku nañ ku jigéen ki fi génn léegi moom mooy téeméeru matt bu ñu fi am ak fukk ak ñaar. matt xaj yi de buñ ko bàyyilee indiwuñ ci saafara mën naa dem ba jur yeneen jàngoro muy li ñuy wax rage. même si at yi passé yëpp képp koo xam ni xaj mattoon na la naka jekk dañ lay wax ni demal service d'hygiène donc yàlla dafa def aussi am nañ fi benn unité bu ndaw boo xam ni mën a dugal loxoom si ñàkk. nit ñoo nga xam ni xaj da leen màtt léegi nag matt yooyu luñ siy gën a tiit mooy que nit ki am feebaru rage bi. problème mu santé publique capitaine bi nag nee na virus bi am nañ ci pexe ndaxte service d'hygiène yoon nañu ay jumtukaay yoo xamante ni daañu mën a taxawu képp ku xaj màtt. agent d'hygiène ñoom suñuy duggee kër boo xam ne gis nañ fa sax xaj am na yenn information yu ndaw yoo xam ne mun nañ ko jàllale si kër yooyu ba nga xam ne ñooñu lépp lu si war. surtout ak premier soins yi parce que xaj bu màttee nit premier soins yi mooy mu raxasu maanaam ak saabu. chef régional d'hygiène bu Thiès biral ne quartier yi nga xamante ne fa la xaj yi màttee ëpp muy quartier Mbour 1 jàpp Daaru Salaam ci biir ville Thiès waaye nag ci commune rurale bu mel ni Fandène nit xaj yi dox ci mbedd yi di màtte bari na fa lool. guddig àjjuma jàpp guddig alxames jàpp àjjuma kon douane bu Koungheul teg na loxo lu toll ci téeméer ak juróom fukki kilo yamba loole nag boo ko xaymaa li nee nañu daal bu ñu sukkandikoo ci bi at mi tàmbalee ak léegi lu toll ci ñaari tonni yamba ak genn wala jot nañu koo teg loxo tax ñu sàkku ci ñii di askan wi ñoom it ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex bi bu ñu gisee lu ñu wóolul baalu dalum seen xel ñu jokkoo ci ak ñi ci war a jokkoo bu ko defee yoon def ci ab liggéeyam Omar Ndiaye ci leeral. yamba juju toll ci téeméer ak juróom fukki kilo douane bu Koungheul nag teg ko loxo guddik alxamis jàpp àjjuma ci benn camion bu jóge woon Mali ñu soloon ko nag ci ay sachet dugal ko ci ay saako bokk ko ci biir camion ba. ñu ngi woon ci route nationale bi doon def lu ñuy wax barrage routier alors ci lañ contrôlé benn camion bu jóge woon booru Mali camion bi nag ci njëlbeen boo ko gisee deful woon dara waaye amoon na benn bâche daal bu ñu gisoon ñu teg ko ci kaw loolu moo xawoon tey suñu xel ñu ne daal nañ jéem a xool lan moo nekk ci biir. ci lañ yéeg ci kaw xool bâche bi ndekete am na ab sinébar bu ñu dugaloon ci biir biñ ko xoolee mu ngi doon ci biñ ko xaymaa mu ngi doon toll ci lu mat téeméeri kilo ak juróom fukk. mu toll nag ci fukk ak juróom-ñetti millions ci sunu xaalis teg ci beneen quantité bu ñu jàppaat ci weer yi ñu génn. fàttali ko defoon nañ fi lu toll ci 1 tonne 700 kilogrammes de chanvre indien bu ñu fi jàppoon ci mois d'août bi également passé jàppaat nañ fi lu toll ci téeméeri kilo
pour wane ne daal vraiment fii ñu ngi taxaw suñu kéemtulaayu kattan donc pour xeex daal lu mel ne ay sinébar ak yu ni. yoon subdivision bu Kaffrine nag nee nañu daane gën a bàyyi xel trafiquants yooyu nga xam ne ay sinébar la ñuy faral di dugal ci réew mi te ñaax askan wi nag ñu gën a lëkkaloo ak ñoom ngir gàntal seen i pexe. waaw fii nag ku ko wax le corridor Dakar Bamako corridor la trafic bi am na fi solo lool. wante douane nekk fi pour bundu xataal nekk fi pour sonalaate douane daf fi nekk rek pour jàppale économie bi mais xeex également yu mel ne ay drogue ay armes ak. waaye bu ñu sukkandikoo ci chef division douane bu Kaffrine nee na nag ci diiru fukki weer rek teg nañ loxo lu toll 2 tonnes ak genn wàll ci yamba ak i garab fii ci région bu Kaffrine. ngir xeex fitna ji ñu nemiku ci école yi loolee waral inspectrice académie bu Ndakaaru tàmbali campagne boo xam ne ni ma ko tuddee mooy école sans violence maanaam école bu àndut ak benn fitna dajale nag ñi nga xamante ne ji ñoo di président yu gouvernement scolaire yi ak it ñi yëngu ci woowile wàll ngir seet nu ñu leen yeewee sensibiliser leen ba ñu xam ne fitna ci école moom li muy yàq ëpp li muy defar dañu ci ànd ak Mamadou Fall. njiitu gouvernement scolaire yi ci lycée ak collège yu Ndakaaru yi. di way li nga xam te ni moo di bàkku réew mi ci teewaayu inspectrice bu académie ñaari pàcc yi nga xamante ni nag ñoom dañuy toog ko ci taabal bi waxtaanee li nga xam te ni moo di ndorteelu campagne yu école bu amul benn violence ndaxte loolee ñu ne dafay rekk yàqali di l'école bi. gouvernement scolaire yi mooy lycée yi collège yi centre yi ak lycée technique yi. ñoom ñooy ñëw pour ñu mën a waxtaanee mbirum violence ci école bi ndax ñëpp temps yi ñu ngi ciy wax ndax yëf yi nag mu ngi bëgg a jéggi mu ngi bëgg a ëpp te ñu ne il faut ñu taxaw pour mën a waxtaanee mbir mi xool nan la ñuy def ba nga xam ne loolu dootul nekkati ci biir école bi xeex ŋaayoo warul nekk école jàmm moo war a am école donc loolu lañ doon waxtaanee pour mën koo dox ba mu mot. IA bu Ndakaaru moom nag bëgg rek fàcc loolu lay tax mu daal di jiital li nga xam te ni moo di artu di prévention loolee tax kon ñu amal li nga xam te ni ñoom ak représentant élèves yi ab marche di dox goo xamante ni ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre la ngir ñaawlu violence ku ñu nemmeeku ci école yi. ñu organiser benn marche pour nga xam ne dañuy wax ne ñun dootuñu nangooti violence am ci suñu école yi. loolu nag du wax rek il faut mu nekk ci comportement yi xale yi nag il fallait que ñoom ñu mën ko ñu gëm ko nga xam ne ñoom ñoo koy porter suñu demee ci seen morom yi ñu wax ceeg ñoom suñu demee ci kër gi ñu ciy wax suñu nekkee ci mbedd mi ñu ciy wax nga xam ne jàmm la ñuy wax. njiitu kon gouvernement scolaire yi ñoom nag gàddu nañuy message jëmale ko ci seeni camarades ngir kon ñu bokk ci projet boobu lay ngir ñu xam lan mooy enjeu yi tey tembe. président gouvernement scolaire yi. ñu war a porter parole élèves yi dañoo war a dem suñu école sensibiliser waxtaan ak suñuy mag suñuy rak ci violence bi te incha allah am nañ benn projet bu tax dinañ wàññi ba dina carrément violence. Cheikh Ahmadou Bamba Diaw ak ñoom daañu ñibbi seeni kër ak ci lu tolloog juróom fukki slogan yoo xamante ni yu am solo la ci wàllu yar ak civisme ci école ngir kon xeex li nga xamante ni moo di violence ci l'école bi. Mamadou Fall ginnaaw wàllu njàng meeg njàngale mi ñu waxtaanee wàllu aada di culture ak ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition FESPACO ci Burkina Faso foofee kon la ñu koy amalee ndajama nag tey jii la ñu koy tëj lu aju ci ay xibaar yu ñu fa mën a jëlee moo di jàppale ne étalon d'or Yenenga kii di Khadar Ahmed bu Somali doomu Somali la moom Khadar Ahmed moo gagné kon étalon d'or Yenenga filmam bii di La femme du fossoyeur moom la ñu kon jox boobu les raaya yeneen raay di distinction yu fa am bokk na ci Moli Kane étalon d'or film documentaire Aïssa Maïga étalon d'argent film documentaire Alassane Sy acteur principal ci film bii di Bamoum Nafi prix meilleure interprétation masculine kon moom la ñu ko jox boobu le film di Bamoum Nafi le père de Nafi ki nga xamante ne ji moo ko def gagné ko kon di Mamadou Dia dañ leen di gën a xamale ak moom doomu Sénégal la bopp mi ngi cosaanoo fi nga xamante ne ji moo di ci diwaanu Matam lu aju ci ay jaar-jaaram dañu ci ànd ak kii di Fati Dieng. xalaat bind film bi mu dippee Bamoum Nafi mi ngi ko dikkee ci atum 2014 Mamadou Dia
doon soog a àgg États-Unis foofee sax dafa tàmbali woon am jàngam nekkoon di def master mu juddoo ci njaboot goo xam ne dañoo fonk diine ndax waajuram imaam la mu bëggoon a soppi gis-gis bi ñenn amoon ci wàllum diine wal leen ne lislaam jàmm donga ca nekk. moo ne day baamun na fi du film bi mu njëkk a bind ndax ci atum 2016 génn na benn court métrage dippee ko Samedi cinéma film boobu sax wane nañ ko ca Mostrar bu Venise ak Toronto International Film Festival. mu nekk scénariste nekk itam réalisateur Mamadou Dia am na expérience bu am solo ci vidéo journaliste ci dendob Afrique bi. nekk na journaliste reporter d'image ca Mali Burkina Faso ak yeneen i réew. moom mi génn sax ci New York University Teachers School of the Arts mi ngi wane ci filmam yi frontière bi dox diggante réalité lu ñu dund wala fiction lu ñu xalaat. Mamadou Dia fekk baax dëkk bu ñu naan Matam nekk fii ci Sénégal. soxna Faty Dieng jaajëf jërë ngeen jëf yéen it mbokk yi ci ànd bi ak télévision Futur Média foofu la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h di ngeen ànd ak Cheikh Tidiane Diaw ci xibaaru tubaab yi jërë ngeen jëf mbokk yi yàlla ñu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm.